parole bi Pape Makhtar alors ñu ngi lay déglu très rapidement. non li may wax ci déclaration de patrimoine moom bëriwul parce que tey booy jël mindaan da nga koy laaj fu mu dëkk laaj ko carte d'identité parce que loolu aussi mooy minimum bi. aussi ñi nga xamante ni dañuy war a jiite wala ñu am prétention war nañu mën a wax seen alal fu mu nekk bu nekkee liggéey nañ ko liggéey boo xamante ni mais justement loolu lañ wax pourquoi mu war a confidentiel alors dans ce sens peut-être dañ ko war a rendre public parce que aussi boo xoolee ku mel ni Ousmane Sonko ku mel ni Bougane ak ñeneen ñoo xamante même Khalifa Sall dañu def seen déclaration de patrimoine laataa ñuy wut benn ambition donc war nañ ko mën a def ñu def ko lu généralisant loo xamante ni ñëpp si bokk yem mais ci Ousmane Sonko moom sax laay ñëw benn parenthèse da rek parce que tey ñu ngi xëy aussi di ñu naan xaw ma accusé de viol xaw ma exactement nag am na wala amul mais aussi dañuy wax ni que vraiment ñu bëri jàpp nañ ne que liquidation la. waaw parce que aussi Bougane ba mu amee ambition dañ ko fi jiiñ biiral ni dafa biiral benn employé am fekk ni kooku jabaram la donc am na yoo xamante ne vraiment yàgg nañu ko fii gis ci Sénégal ci politique loolu nag vraiment bu nekkee loolu moo am tentative de liquidation nañu moytu nit ñi politiquer gisoon nañu affaire yu jombaas donc Sénégal waroon nañu mën a dépasser quand même politique yoo xamante ni ay coups en dessous de la ceinture la yooyu wax nañu ko mën a dépasser dem ci li nga xamante ne mooy ay idée waxuma ni lii amul waxuma ni moo am dama ni rek bu nekkee dañ ko bëgg liquider nañu jéem a fexe ba ñoom ñu wut ñoo xamante ni ñu crédible la parce que lépp loo mënti wax Ousmane Sonko dafa crédible lépp loo mënti wax Ousmane Sonko ay nit ñoo ko topp te ñu ko topp ñëpp ci masse critique yu forte nañu nekk tey boo xoolee ñu Sénégalais yu nekk extérieur boo xoolee ñu nekk ci administration même ci administration bii ne au Sénégal ñu bëri tey Ousmane Sonko nañu ànd boo ñëwee lu tax dañ lay naan au moins kii bokk na si ñi nga xamante ni dañuy prôné li nga xamante ne dañuy def promouvoir li nga xamante ne mooy rupture ak bonne gouvernance donc ñooñu bu ñu ko amee mi Ousmane di Bougane di genre Déthié Fall yi ñooñu noonu c'est des hommes de principe Sénégal dañ leen war a jël jéem leen yéegal ci kaw mais kenn du leen tirer vers le bas parce que amuñ ci benn intérêt vaccination bi nag bu ma ci posé benn question ndax li ma ci waxoon démb laa ci waxaat tey xanaa ñu imposé ma ko waaye bu nekkee man ak sama xalaat ak sama sago vacciné wu di nga ci bëri morom de waroo leen tenir discours bii de parce que instant bi campagne stratégie de campagne demal nga pikiru yow yaay présentatrice bi nee na demal nga pikiru su fi ñëwee yéen ñëpp laay vacciné on peut pas continuer à être un pays qui importe rek corona bi muy ñëw ni ko importé dañ ko importé. Assane Diouf dañ ko importé. Assane Diouf mu ngi dañ ko importé. Assane Diouf mii. fii lépp lañ importé. dañ ko importé. variant britannique bi. Assane Diouf fii la bokk rek. dañ ko importé. programme njàng bi dañ ko importé. lépp la ñu importé. et dans ce pays tu vas au boulot fatigué tu retournes fatigué. comment tu peux être productif. hôpital egg dee. hôpitaux yi egg dee. mais dans cette situation fan la réew mi jëm. merci fan la réew mi jëm. lii moo tax Macky Sall naan régularisation télé yeeg rajo yi. non mais moom ci moom mooy ki la wax xam nga li dafa am lu ñuy wax c'est-à-dire bi ñuy nekk xale. dafa amoon lu ñuy wax cotte deewaale. waaw cotte tapet. tapet bu la c'est-à-dire bu ñu la cottee. tant que nit ñi ñëwuñu. du bàyyi. mais ban lien la am ak si waxtaanee Omar Faye. et c'est ça le mal. moo am fii moo tax lii yëpp toutes les mesures qui ont été prises rentrent dans cette dynamique restreindre suñuy liberté. loolu la ñu bëgg a def si loolu la ñu nekk nii mais dafa am nag loo xamante ni il faut nga may ma wax. dama bëgg a xamal Sénégalais yëpp Assane yéen ñëpp ngeen toog. que Tëngéej du laboratoire u Macky Sall bu xamante ni ne saa yu jël ay mesures impopulaires wala antidémocratiques doomu Rufisquois moo koy def. ña ñëw taxaw di wax couplage élection législative ak présidentielle noonu la ñu mën a mel. parce que amuñu constance dans la démarche. bu leen may dara de parti socialiste en passant par PDS ba tey APR. amul dara lu ñu xeex pour jot ko dañ leen ko jox. dañuy faraat donc bu ñu leen tekkalee ay œillères ba ñu leen di pousser à ce que ñu dem ñu wax ne dañuy dem vers des élections il faut coupler les élections législatives et les élections présidentielles kooku ki ko wax wor na Mbaye Jacques. te jëw na Mbaye Jacques. parce que un Mbaye Jacques ñëpp xamoon nañ ko. am na yu mu daan bañ. am na yoo xamante ne kenn daaw ko defloo. moom il peut pas demander à ce qu'on organise des élections locales. ñu organiser élections locales yi bëgg moom nga xamante ne député la
ñu jël mandat am yokk ko ci 2 ans bokk ak élection présidentielle. loolu mooy intérêt lay xool. Ismaïla Madior Fall. couturier. peut-être que il a une légitimité de par sa fonction. mais boo taxawoon juuti ba kooku laaj du xamu ko. les gens ne le connaissent pas. Ouais. ce qu'il incarnait hier quand Wade était au pouvoir ñëw ñu ko wax ñu naan kii c'est un professeur respecté et respectable. bu waxee ñëpp di ko déglu. tey mu osé taxaw naan du ma wax ci mandat yi parce que président bëgg ko kooku bu la waxee Sénégal moo ko tax a ñoru ko. Omar Gueye nag. il refuse quoi. oui moom il a une haine viscérale. vis-à-vis de ceux qui sont nés dans les villes. lu tax. xaw ma nag lan la. ah moom daal ville yi moom bëgguñu ko. kamantaawul la. peut-être loolu moo tax. ñooñu nag Rufisquois un vrai Rufisquois même bu juddoo si banaana juddoo si pomme juddoo si ceebu jën bu neex bu am souffleur di doon dal bata daan sol lu rafet ay jean Wrangler di ko dox bu mujjee si mbaxal day diñ. ce ne sont pas de dignes fils Rufisquois du loo ko def loo mën def ko. même bu fekkoon ne non dafa nag rek même bu fekkee da nga koy fay ay millions. boo ko nar a def loo leen de par sa dignité il ne le fera pas. mais ay avis la ñu joxe. non pas avis parce que fu mu nekk nii ñëpp yaakaar nañ ne les Rufisquois sont devenus des Dunguru nous ne sommes pas des Dunguru et nous ne serons jamais des Dunguru. d'accord très bien alors. 30 secondes bi ñuy wax ak lii de. 30 secondes. may naa la 30 secondes. d'accord très bien professeur 30 secondes peut-être. waaw man non 30 secondes ak Ousmane Sonko. non Ousmane Sonko. wala yow nee nga doo ci wax non mun naa ci wax sax non mun naa ci wax. Ousmane Sonko mun naa ci wax. li ko dal kii wax na ko y a rien de nouveau sous le ciel. Ablaye Wade amul luñ ko fi waxut ci kaw suuf. nitu saytaane la Serigne Fallou nee na du falu dafa bon bu ñëwee ci réew mi te loolu lépp amu ci. xam nga lu tax parce que aujourd'hui li enseignants yi doon wax la amatuñ la force de l'argument ñuy jël l'argument de la force. man li ñu ko tegal nii mënuma ci waat dara mais gëm naa ni Ousmane Sonko ak fi mu toll ak ambition bi mu am. su demee bay def cuune waxuma la di violer jigéen mais di envoyer message jigéen naan ko ca tem ak adversaire yi mu am kon nga xam ne Ousmane Sonko nitewul gëmuma ko li may wax mooy sénégalais yi gis nga couvre-feu bi bu jeexee bu ñu bëggatee tëj di ñu tëj ay 21 heures Macky Sall nañu dimbali lillaahi wa rasuuli mu xam ne sénégalais yi feebaru pauvreté sénégalais yi stress mi ngi leen di rey diggante 18 heures non nit ñi dañuy mel ni ay yamb non vraiment neexul tu as l'impression que dañu nekk ci esclavage xam nga sànq boo gisee prison beeg dóor yeeg lépp xam nga lan moo ko waral lii sëñ ba waxoon la rek tubaab bi dafa neen bàyyi ñu koy boofal ni ñu tubaab bi administration daan dóoree di takk suñ sëriñ yi di ñu dóor di ñu tëj ci kaso yi peau noire masque blanc rien n'a changé ci les dit dans un autre numbelaan la police l'administration waxuma policiers yi buñ ma wax ne ma non am na ay commissaires yu baax je ne parle pas de ça je parle d'un système le système il est ancré dans la violence wax nga ko léegi te dëgg la policier da lay saaga da lay yuuxu da ngay dem police di wax ak nit sax mu saaga la yuuxu la loolu ci seen habitude la nañ ko bàyyi xam ne ñun ñoo bokk ndey ak bàyyi Macky Sall yërëmal sénégalais yi sonn nañ de merci professeur nit ñi sonn nañ ci mbedd mi ci daw ni ñu ngi mel ni ay bëy yu dagg jàpp ci de sa 21 heures gi metti na boo ko fi defatee 21 heures duñ ci nangu nag dañuy génn de. génnal professeur ba policier yi jàpp la alors ci noonu peut-être ñu bàyyi Assane Diouf mu joxe également le mot de la fin mais da nga wax sànq ci say début propos ne que da nga doon waxtaan lu bëri ak Khalifa Ababacar Sall ñu gëj ko dégg lool par exemple ci scène politique bi lan moo nekkoon seen objet de waxtaan est-ce que da ngeen doon wax waxu Sénégal exactement te nga jeexalaale foofu en même temps. Khalifa maa ngi koy nuyu. maa ngi koy nuyu bu baax di ko. non come on Assane gars yi neen day doon candidat de ci mairie Cheikh bàyyi ma rek ma dajale xorom candidat wala yow da nga koy bàyyi ma dajale xorom si rek man day dajale xorom waaw bàyyi ma dajale xorom si man président laa koy woowee parce que dama ñëw prison man mosuma xam Khalifa te bi may ñëw même biñ may refoulé États-Unis ci affaire imam Ndaw ak yooyu xam nga message yu Khalifa ci la bokkoon mais bi ma nee salaamaaleykum 100 mètres ñu commencé ma bokk ak moom cours ñu commencé di waxtaan laa xam ban façon nit ak lan moo tax ñu indi ko kaso parce que ay ambition rek moo tax ñu indi ko kaso waaw loolu moom man maa ko buñ tegee kaamil ma waat ne Khalifa
sénégalais yi ñoo ko ameel alal sénégalais yi ñoo ko ameel àq sénégalais yi lay xëy di xeexal xam nga ñoom ñoo tax xam nga prison bi mu nekkoon mu nekk fa ba pare nañ ko bàyyi xel parce que même yii fi jaar yëpp du dara parce que ñun ñooy Sénégal man dama ko wax man comme li ñuy wax ci ay affaire Ousmane Sonko ak yooyu man dama am xeex yoo xam ne dama ko commencé woon te man du ma jéggi muy xeexu Khalifa xeexu Karim ak xeexu ñoom Imam Ndaw terroriste yi xam nga même xeex boobu moom laay xeex ba léegi parce que ñun sénégalais dañuy manipuler même yi ñuy wax ni ay affaire télévision yeeg xam nga journaliste yeeg yooyu yëpp manipulation la xam nga pour manipuler nit ñi ba yow boo xëyee da ngay fàtte sax sa problème mu dépense bi ngay am ci couvre-feu bi ba dootoo xalaat yenn xalaat yi fa ngay toog di werante bañ ne la 6 heures jot na comprendre léegi ñun sénégalais yi nañu delloosiwaat suñu xel ba pare xam nga di leen bàyyi xel di leen ñaanal jàmm ba pare di nuyu kilifa diine sénégalais yi di leen nuyu ñoom ñëpp ku Touba Tivaouane fépp ci Sénégal mënuma lim ñëpp mais di leen jéggulu tamit parce que ñu ci bari yaakaar nañ ne ñi ma xam moom ba ci xalifa général des Mourides xam nañu kan mooy Assane Diouf ñoom duñu taxaw jàkkaarloo naa ceeg ñu bari kenn mësuma cee wax bàyyil saaga parce que xam nañu maay kan mais sénégalais yi nga xamante ni xamuñu Assane Diouf xam nga toog seen kër yi di wax ne xam nga saagakat bi nangam ak nangam non yéen laay xeexal ba pare xeex bi day doog a commencé parce que man du ma bàyyi xeex tant que tooñ jeexul xeex du jeex may ñaan sénégalais yëpp ñu préparé couvre-feu bi bu jeexee bu leen nanguwaat man jaral na ma sama bakkan bu leen nangu parce que li tax waru leen a nangu bu leen nangu ku leen di jaay doole nangu leen nit koo xamante ni war na mën a ñëw communiquer ak yéen dem toog ci télé yi waxtaan ak yéen ne lii la problème mu sénégalais yi lii mooy problème mu xam nga lii mooy situation dëkk bi xam nga ñu ànd ak moom ci loolu jàppale ko ci mais toog sa palais xam nga añe sa ceebu jën yokk ak say décret 8 jours 1 mois bañ leen d'accord bu ngeen bañul léegi xolal di ngeen bañi te bu ngeen di bañi du baax du fekk du day fekk mu weesu ba pare day indi coono boo xamante ni xamal li ma wax nettali bu yàgg lay indi kon bañ leen léegi man Assane Diouf loolu laa leen digal di gërëm sénégalais yëpp di leen ñaanal jàmm di jaale ñëpp képp koo xamante ni xam nga am nga mbokk wala am nga kilifa wala xarit boo xamante ni wàññeeku na ci pandémie bi xam nga muy coronavirus xam nga man du ma ko woowee sax xam nga mbas parce que xam naa fi mu jóge moo tax bi gars yi ñaan dama toog saagaw mu ñëw ne ko maa ngi ñëw xam nga jaar fa ma daan jaar mais xam nga nañu gën a góorgóorlu ubbi suñu xel yi daal ba pare waaw ba pare di dégloonte léegi nag képp koo xamante ni li may ñaan xale yi muy sénégalais yeeg ñëpp képp ku amati lu la naqari dafa am lu fi Pape Matar indi Pape Matar dama ñëw mu jox ma benn technique bu ma jox xalaat soxlaatul ñuy saaga waaw boo amatee koo war a saaga ba mer rek neel maa ngi dem bitig ba jënd mbuusu xorom jeex na tàkk xam nga soxlaatul ñuy saaga damay dem parce que li ma professeur dinaa dem Njooraan fa la Olimata ba dëkk sama doom Njooraan dinaa la may ay tonu xorom ngay xorom rek parce que dëkk bi nag dañ ko war a xorom de. jërëjëf waaw jërëjëf. ba pare di leen encourager yéen waa Ndoumbelane. da ngay tabax école. waaw loolu moom commencé naa ko xam nga Sénégal li ñu gën a soxla. maanaam li nga xamante ni mooy defar Sénégal Macky Sall daf ko jéggi. mooy suñu diine. ñu fexe ba jafanduwaat ci suñu diine numéro 1. te bi mu ñëwee loolu la njëkk a dal ci kawam parce que daf kilifa yi nga xamante ni ñoo fi samp diine daf ne ñoom ñëpp ay citoyens ordinaires lañ te liggéey na ci lu rëy xam nga li nga xamante ni mooy deuxième bi mooy éducation li ma rëcc ñu bari xam nga xamante ni dañ ko war a dabuwaat parce que moom mooy xam nga ma di ci yee xale yi jàng leen non du professeur xam nga du yow du keneen mais nen Amérique laa nekkoon am na oto yi ñëw nga koy gis ci tali bi bëgg nga ci mais boo jàngul doo ko dawal wala li nga daw ba ci tali bi xoolal ñu ñëw puus la mbaa ñu yëkkati la teg la feneen parce que lépp dafa dugg ci technologie xam nga te boo jàngul bokkuloo ci loolu moo tax ma bëgg man bi ma ñëwee Sénégal li ma
li nga xamante ni moom laa jublu ci li ma yàlla jot a may xam nga dama ne jàkka yi ak jumaa yi ba pare école yi comprendre xam nga jàkka yi ak jumaa yi ak école yi parce que xam nga loolu moo ñuy jëmale kanam mais politique beeg wax ju bari jeeg ñoom ñëpp du ñu wax dëgg li ñu war a def mooy xam nga maa ngi ciy woo xam nga Cheikh Omar xam nga di ci woo sama frère Omar Faye xam nga professeur xam nga ak Cheikh Omar même yow Pape Matar xam nga bëccëg boo xamante ni xam nga maa ngi koy préparé dama bëgg ñëpp kuy ñëw solo takkal say tërënik rek ak sa blouson ñu daje ñun ñëpp ñu dajale xale yi xam nga buñ ko defee ci benn quartier xam nga yow boo demee sa quartier suba di nga bëgg li ñuy def xam nga sa quartier def ko xam nga loolu daal laay sant sénégalais yi li ci des nag mooy di ñaanal Sénégal jàmm xam nga ba ci président bi yàlla wëlbati ko wëlbati xelam mu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal xam nga te nag loolu du tee nag xorom si moom mi ngi fi jaaraleñ ci yoon ñu continuer di jaar ak yow ci yoon jaarale woñ ci yoon kaso kaso moom du dara parce que ñi fa nekk man Assane Diouf gënuma leen xam nga ba pare di nuyu ñi ci tontu woo ci yàmbaa juñ lay jiñ de ngay nee non man moom damay tux ba dugg frontière Ndoumbelane, le lion est mort un certain soir. Gaynde saay na. Doomu golo yi s'accapare des biens de la cité. Le loup politique prend en otage l'agneau du peuple, lanca moomelu askan wi. Le renard, flatteur, griot à ses heures. Thierry Sama Mbayane cherche à prendre le froment du corbeau, perché sur sa vanité et sur son ignorance. Comme quoi, à Ndoumbelane, ku du nopp matu la jaay. Waaye fii ci Ndoumbelane, l'intelligence de l'hôtelière l'emportera toujours sur la cupidité de Bokilienne. À Ndoumbelane, le lion est mort un certain soir. Gaynde saay na. Doomu golo yi s'accapare des biens de la cité. Le loup politique prend en otage l'agneau du peuple, lanca moomelu askan wi. xam nga benn Latif Gueye warul ñëw rek criminaliser yamba boo duggee ci kaso bi fi mu toll nii ñi fa nekk ñëpp yamba moo leen fa téye xam nga te ñi tubaab yi taxawoon ne yamba dafa am problème tey ñi ngi faj ci yamba bien sûr ñi ngi ciy faj barki yonent yàlla Muhammad li may wax ni waxuma ko pour non xoolal ki muy dofloo mooy non déglul ki muy dofloo mooy benn Cheikh Omar bu amul métier amul liggéey xam nga di taxawaalu jéemul lijjanti dara ci àddunaam bu amee 200 dem jënde ko yamba dem toog ci diggu naaj ba xam nga di seetaan mat si tux ko bu paree du am sax ndox bu mu naan man li ma lay wax nii xoolal dama ko topp parce que bugguma lu dul xam nga dama wax léegi ci diine ak éducation kon bu ñu eggee ci affaire xam nga yooyu xam nga bu ma lay wax dama lay wax loo xamante ni dafa am fu mu tege Matar moom il est pour ñu légaliser ko man damaa faj nañ ko légaliser moom nee na yamba day faj mooy day faj yàgg na ko man day faj non am na ay exemple yoo xamante ni parce que canadien yi ñun ñoo ñu raw xam nga gis nga boo koy légaliser nga ànd ak Omar Faye mu yóbbu la Rufisque nga seeti Abbas Ndione Abbas Ndione il a écrit un livre qui s'appelle La vie en spirale xam nga lu mu wax nee na dëkk bi fii ci livre am ñiñ fi gën a yaakaar ci diine ak ci autorité dañuy tux ba pare nee na amul fu ñu dul toxee yàmbaa ci dëkk bi moom nee na nañ ko dañuy wax rek tuxul yàmbaa dañuy wax rek man duma tux mais non toxoo xam nga Abbas Ndione dafa am yoo xamante nii xoolal non fii Sénégal gis nga ko benn bu dul benn du ñaar ci kii soxla ma ciy dem léegi daal xam nga li nga xamante ni moom laay daaneele jeunesse bu Sénégal nañ gën a ubbi seen xel yi xam nga ba pare nañu gën a yaatu comme ni ma ko doon waxee télé ci poos xam nga léegi amul dara lu lay ump lépp lu la professeur wax wala Omar Faye demal nga google ko lépp a leer xam nga kenn mënatu leen nax xam nga gëstu leen jàng leen xam nga pour ñu mën a avancer suñu réew xam nga bu ko defee xam nga jataay bi ni mu demee nii ñu gën a am yeneen professeurs yi ñu mën a toogal waxtaan di gërëm sénégalais yëpp ñu ngi lay gërëm yow tamit Assane Diouf d'avoir répondu à cette invitation di leen remercier leen day ñëwaat beneen ñëw indaale ko bii ñëw nga wax ma ko rek moom ma toog sama kër
non du ko fi indee tamit. du ko fi indee day def comme nu mu def. non du ma ko indi parce que di leen remercier. parce que Bougane moo tax quoi bëgguma gars yi dalati ci kawam. ba pare nga jéggal ma maa ngi nuyu Dani ba pare di nuyu sama aawo bi sama rak Mame Marie. xam naa ne ñu bari moom duggul ci affaire yi ñëw naa seen TV. Mame Marie ñaa maa ngi nii excellent dégg nga. très bien di la remercier ci exclusivité boobu Assane Diouf di la jaajëfal bu baax a baax d'avoir répondu à cette invitation Ndoumbelane la ñu wax donc ñëpp la ñuy fii dalal di waxtaan lu jëm ci wàllum Sénégal donc xeebuñu kenn encore une fois pour juste répondre pour ñu doon wax pourquoi ñuy invité tey Assane Diouf c'est important sénégalais la il a son mot à dire par rapport ak fii Sénégal donc di la remercier d'avoir répondu à notre invitation professeur yow tamit ñu lay remercier bu baax di la wax namoon nañ la nga baal ma li nga ko waxee c'est-à-dire moom mi ngi def loo xamante ne ministre defu ko tabax école tey ji am na ministre boo xamante ne mi ngi en fonction defu ko état bi mooy jël di ko jox mais moom ba tey jëlul dara def ci état bi lu John Fitzgerald Kennedy doon wax yow da ngay naan souvent lan la état bi defal mais yow lan nga def ci état bi te moom dafa contribuer ci loolu dañ ko siy jaajëfal. merci Pape Makhtar ci analyse yi Omar Faye merci encore Cheikh Omar Talla merci professeur di la remercier di leen jaajëfal yéen i tamit chers téléspectateurs yéen di ànd ak ñun tous les vendredis ci Ndoumbelane